làmb bu ko tubaab bi moomoon dina ci def loo xamante si ni nit dina jóge fu nekk ci àdduna pour dem seetaani ko. tubaab bi li mu mën mooy à chaque fois day valoriser li mu moom. ñun suñu problème mooy dañoo mënta valoriser, moo tax dem nañ ba jàppee làmb ni affaire de retardataires yi la, nekkul affaire de intellectuel. fekk ñu ngi juum. làmb mënoon na doon dëgg-dëgg benn facteur bi nga xamante si ni day bokk ci facteur yi développé Sénégal. tey loolu lañ bëggoon a waxtaanee ak yéen ci vidéo bi incha allah. asalaamaaleykum mbokki waa Sénégal, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp fu ci waay mënti nekk, moo xam ci biir réew mi moo xam ci bitim réew. di kontaan bu baax di leen fekkaat fii ci seen chaîne YouTube pas de troisième mandat. di ñëw tey ngir waxtaanee làmb nan lañ ko waroon a mën a tegee ci yoon ba mu génn ci problème yi, ba sax dimbali Sénégal ci yenn anam yi, maanaam doon ci benn facteur yi nga xamante si ni ci la ñuy tiire dëkk bi pour mu accéder au développement. làmb dëgg-dëgg comme ni rap musique doonee facteur bi nga xamante si ni day influencer Amérique, culture américaine ci àdduna bi. làmb tey mënoon nañoo àndil lu baree bari bu amoon organisation bu ndaw. vidéo bi nag nekkuma fi pour toog pour wax leen problème mu làmb, parce que ñëpp gis nañ ko. mooy promoteurs yi fi nekkoon ñoo fi nekkatul. li tax mooy peut-être am nañ problème ci làmb ji, lu ñu tëgg dootuñu ko gis, làmb ji génneetul xaalis, te ñoom dem nañ ba banques yi commencé leen topp ci ay bor. moo tax ñoom ñëpp daw nañ, làmb am problème, promoteurs yi daw nañ, sponsors yi daw nañ. ca booba jamono état mu ngi toog di dundee làmb, parce que ñoom ñooy soxla lutteurs yi. bu meeting amee di leen woowi, ñoom ñooy jël lutteurs yi di leen def ay gros bras. parfois ñoom ñooy dem à travers CNG di dagg lutteurs yi. dañuy dundee làmb mais dundaluñu làmb. tey nag ñu ñëw toog fi pour waxtaan ak yéen ci benn organisation bu ndaw boo xamante si ni bu ko état defoon làmb dina dekki, wante ñoom tamit dinañ ci créer emploi, créer ci ay ressources. parce que état li koy dundal ñun ñëpp xam nañ ni ay recette la, ay impôt la, yooyu noonu ñooy dundal état. léegi état nan la waroon a mën a def ba jàppale làmb ba moom dina ci gañe, làmb dina ci gañe, créer ay yeneen affaires yu baree bari ci réew mi. tey moom lañ leen bëggoon waxtaanam. mbokk yi, yéen a ngi imaginer chaque année gouvernement bi ne jël naa nangam ci xaalis dugal ko ci ndaw ñi pour wutum liggéey. loolu lépp lu baax la, waaye na xam ne tamit ndaw yi nga xamante si ni dañoo choisir làmb ci ndawu sénégalais yi lañ bokk, te ñoom ñëpp dañ leen a waroon a gestu. nan la état war a mën a gestoo làmb? ñun dañoo jàpp ne état fekkoon dafa ñëw jël benn 2 milliards dugal ko ci làmb ji à travers CNG, ne mbër yi am licence yépp 6000 lutteurs yépp tëggal leen combat ci 2000 milliards. ci 2 milliards mu 2 milliards mu jël ko tëggal mbër yépp làmb. maanaam foofu dina créer lu am solo, mooy benn mbër dootul some. mbër bu ci nekk di nga mën au moins sax jël benn somme yóbbu ko sa kër ci at mi, ne maa leen ko jàppalee parce que am naa combat. kon créer na atmosphère boo xamante si ni mbër yi am licence yépp ñoom ñëpp dinañ leer ni am nañ combat. kon état mooy tëggu combat yépp. CNG da ngay dem, CNG def seeni jël seeni mbër boole leen def tirage, tëgg combat yépp yi nga xamante si ni mbër yi am licence yépp ci arène bi, mu tëggal leen combat ci at mi. léegi au lieu que moom muy dem di organiser làmb yi, mais da koy jaay promoteurs yi. promoteurs yi dañuy ñëw ilee ñuy wër ci mbër yi naan dañuy tëgg combat, mais dañuy dem rek CNG xool affiche yi. par exemple Balla Gaye Eumeu Sène, wala par exemple Modou Lo Ama Baldé, lu ñu tëgg la ba pare moom day dem rek ne combat bii laa soxla, jënd ko. bu ko jëndee non seulement dina ko jëndee somme bu xaw a moins cher, du fi nekk di fay mbër mi parce que état fay na leen ba pare. moom day dem rek jënd combat bi. bu ko defee day dem wuti sponsor, wuti tamit ay billets, wuti aussi ay parrain wam. moom ci noonu lay mën a retirer waale xaalisam. mais état mi tëgg combat yi nan lay récupérer xaalisam? mooy promoteur bi jënd combat bi da koy fay, stade bi mu luyee da koy fay, mbër yi seen écurie yi ak seen école de lutte yi
dinañ fay impôt. Bu ko defee moom ci yooyu lay jaar pour jël xaalisam. mbër yi ñoom ñëpp am nañ combat te ñu ngi bëri ñun jàpp nañ ni lii bu ko état defoon dina ci gën a mën a bénéficier wu te boobaa sax day gën a tax cachet mbër yi nga xamante si ni day falambewu boobaa dina ko mën a réguler normalement mbër yi am prix bu net bu raisonnable aussi promoteurs yi duñ ci gaañu moom tamit du ci gaañu parce que dina jox ndaw yëpp liggéey làmb dina doon lu naturel lu stable te boobaa sponsor yi tamit dinañ xam ne loxo état mu ngi ci biir dinañ sawar ñëw jàpp ci. waaye di ngeen ma ne bu promoteur jëndul combat yi nan lay demee boobaa moom CNG moom mooy jël organiser wu tëggu combat yi bu ko tëggee promoteur yi sponsor yi ci moom la ñuy ñëw verser seeni somme droit télévisé yi ci moom tamit la ñuy ñëw verser. boobaa da ciy gën a génn à 100% ba tax na làmb li koy defar ci état rek la mën a jugee te ñun jàpp nañ ne gannaaw Sénégal jeunes yi ci bépp boor bu ñu mënti nekk état da leen faa war a fekk jàppale leen làmb il faut mu dugal ci xaalisam chaque année bu defoon 2 milliards jox mbër yépp cachet mbër yépp dinañ bëre benn mbër du ne def naa année balance këru mbër bu ci nekk weccet dina fa dugg ndaxte mbër mi am na combat jàppale na leen boobaa làmb dina ci dund état dina ci am dina ci gañe mbër mi dina ci gañe promoteurs yi dinañ ci gañe bu ko defee ak yeneen dérivé ak yeneen yi nga xamante si ni làmb da koy drainer yooyu yëpp dinañ ci mën a gis seen bopp jaaykat yeeg ñëpp transporteur yeeg ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp te boobaa kenn du ci sonn ba tax na ñun lii lañ jàpp ni bu ko état defoon dina mën a génnee ci coono làmb ji nga xamante si ni mu ngi ci coono boobu ba tey te dina ko gën a valoriser ba tax na kaa leen valoriser lu ñu am ndaxte fépp foo nee nañ ko wàcc sa ànd boo dem fekk fa boroom mu toog tey jii football gi ñu jëpp bëgg ko doonte football culture yu ñëpp la daanaka waaye tey anglais yi ñoo ko gën a moom parce que dañ kaa valoriser kaa leen valoriser sunu làmb jox ndaw yi nga xamante si ni ñoo choisir làmb xëy bu ko defee ñoom tamit dinañ mën a créer leneen ak loo xamante si ni yeneen jeunes dinañ ci mën a gis seen bopp mbokk yi lii moo doonoon waxtaan bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf.